mbokk yi seetaan seen plateforme Evenprod ñu ngi leen di dalal jàmm te di rafetlu seen teewaay ak seen ànd ak ñun ci différents programmes yi nga xamante ni yéen a ngi koy am ci seen plateforme Evenprod programme yooyu sax tey ñu indil leen ci bu nga xamante ni c'est spécial, grave et important à la fois ndax dafay laal dundin ak nekkinu doomu aadama. ñuy waxtaan tey jii ci li nga xamante ni ñu ngi koy woowee body shaming maanaam stigmatisation corporelle maanaam di xas nit wala ngay tooñ nit ci mbindam moo xam yaram la moo xam beneen aspect physique boo xamante ni nekk na ci moom loolu la ñu nar a waxtaanee tey jii bu ngeen gisee sax ni body shaming maanaam di tooñ nit ci ni ko yàlla bindee dem na ba am na ñuy wax ni mooy pousse ñenn ñi moo xam jigéen la ndax ñoom ñoo ci ëpp jigéen peut-être góor mais en tout cas jigéen ñi ñoo ci ëpp ñuy def li ñuy wax chirurgie esthétique parce que dem nañu ba tey jii bu ñu taxawee ci kanamu seetu bi du ñu fier ci seen yaram ni nga xamante ni noonu la bindoo. def nañu ci reportage bu am solo dinañu leen ko tegal léegi waaye laata loolu dañu leen di présenter suñuy gan kenn ki di professeur Serigne Mor Mbaye yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci Sénégal bu ñu waxee ndëpp national ñëpp dañuy xalaat Serigne Mor Mbaye ndax yàgg na ko wax ndax góom yi nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi ndëpp national moo ko mën a saafara ñu ngi lay dalal professeur Serigne Mor Mbaye. maa ngi leen di fay Chérif bëgg lool ci noonu nga ubbee waxtaan bi di am réew des koy faj. ndax tey dem ba toll ci ndof maanaam jaxasoo ba du xam fu mu jëm ak fu mu jóge. dina am solo ñu ànd ak yow ci waxtaan wi ñu ci ànd itam ak oustaz Mbacké Sylla ngeen xàmmee ko ci programme Evenprod yu bari ñu ngi leen nuyu oustaz. jërëjëf Serif maa ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu professeur Serigne Mor di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. di am mbégte lool ci bokk ak yow ak professeur. ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne ni nga ko ubbi la goo xamante ne ku ne xam na ne feebar la boo xamante ne askan wi ñu ngi jànkonteeg moom xam naa ñi ngi wax ndëpp national xuma sang réew mi national waaye lu ci mën di xew daal ci feebar yi ñu war a sangaale la bokk defe naa ne ni nga ko ubbee buñ gënee xuus ci biir waxtaan bi yu baree bari dana ci génn ci yoo xam ne mën nañ koo jëriñoo. c'est une question de santé publique professeur Serigne Mor Mbaye balaa ñu koy tegal ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan thème boobu lan lañ ci mën a jàngat. dafa doon thème boo xam ne dafa am urgence ndax il faut que nit ñi xam nit dafa bari te wuute mi ngi ci gàncax gi mi ngi ci mala yi su fekkee ni nit ñi nanguwuñu ni du ñoo war a wuute ndax noonu lañ leen bindee nanguwuñ ko ba toll ci koo xam ni tu es différent maanaam da ngaa wuuteeg ñi ci des ñu ŋàññ la xas la tam la fan la ñu jëm ndax ku ne dangaa yenu ba diis ku ne yaa ngeeg sa ëmb su fekkee ni nag léegi yow yaa ngay xool ëmb jàmbur bëgg koo tas xaw yi suturaam mais fan la ñu jëm donc kenn dootu ci des ndax koo xool rek am na loo mën a wax ci moom ndax bind yi bokkul. Oustaz lan nga jàngat ci thème bi. waaw lu am solo la thème bi xam nga jëmmi thème bi ci boppam rek dafa am solo bala ngaa dugg ci biir ndax dafa bokk ci li ko jox dayo boobu mu am mooy li muy dellu si ci nit ci boppam. maanaam nit di waxtaane loo xamante ne dafa jëm ci nit ngir mu gën a mën a xam moom mooy kan gën a fonk li mu am téye ko ba bañ koo xeeb ab société mënta taxaw te nit ñi tabaxuñ leen ba noppi ñun débat yu bari yooyu gis Serif li ñuy waxtaane léeg-léeg loolu li ko war a taawu bu ñëwee loolu lañ préparé wut te loolu mooy nit ak nite nit ak ay jikkoom yu rafet nit ak ay comportement am nit kooku bu defaroo moom ci boppam du lor kim jàkkaar lool waaye su fekkente ne kenn defaruwut kenn mënta dem parce que ku waaje sa kër ba jàpp ne pare nga boo génnee ki ngay dajal ci mbedd mi te moom waajut ne yow moo lay blessé parce que moo lay wax baat boo xam ne li nga ngëboon ci say loxo da nga koy sànni te ku bàyyi li nga jàppoon day mujj yàgg dootoo jàppati dara te nit mënta dem fenn lu dul ne moom dafa yëg ne moom ni mel noonu moo baax ba noppi xam nga li ngay wax nii bu njëkk wala sax bu dee ci diine moom la ñuy wax reetaan xam nga ree bokkut ak reetaan ree mooy nit ki ñu wax lu xoromu ci moom mu ree reetaan mooy tolloog saboté
tey kii reetaan nit mooy fekk koo xam ne dafa gàtt mu ne ko sa njoolaay bi moom la ñuy wax ci olof naan ko dëgg laa njoolaay bi nga xam ne bu ne dëgg laa njoolaay bi ku ko xool day gis ku toll nii ba pare tam moom mi ngi ko naan da ngaa njool li mu ci jublu mooy da ngaa saboot da koy saboté mu sol yére bu mu jàpp ne yére bi dafa ñaaw ma sa waaye tey fi nga génn baax na de li mu ci bëgg mooy bëgg nit ñi xool ko parce que toujours mi ngi def nit loo xamante ne daf koy blessé société bu feebar ba àgg foo xamante ne di wone li nit ki manqué le ci la nit di amee bànneex dama ne loolu jar nañu waxtaane waat ko parce que nit ki mën a dellu si waat ba téye li mu am. moo tax ñu indi thème bi ngir mën cee waxtaane am na ci baat yu ma jot a jàpp wax nga urgence. léegi professeur wax nga itam kokkali. reetaan bi nga xamante ni moom la ñuy def ñenn ñi. loolu yëpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu jot a waxtaan ci reportage bi indi nañ ci ay témoignages yu am solo ñu bàyyi leen yéen seetaan ñu dellu si waat waxtaanee émission bi. ci jamono ji nga xamante ni apparence physique melokaan bi la yàlla bindee ñu ci bari dañu leen ci tam di leen ci sànni ay baat loolee dem ba yàq àdduna ñenn ñi nga xamante ni dañuy dund du ñuy wax body shaming muy stigmatisation corporelle maanaam ni la yàlla bindee ñu la ciy tooñ di la ci xas wala ñu la ciy tuutal ba tax léeg-léeg muy indi ay jafe-jafe ci wàllu yu bari body shaming boobu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci gën a sonn mooy ñi nga xamante ni dañu amee ay laago ñenn ñi dañ ko judduwaale wala mu dab leen. Ma Keita moom dafa judduwaale lu ñuy wax albinisme wolof naan ko puune. Jamila Dia moom malformation des membres inférieurs maanaam ay cërëm yi féete suuf moo am malformation boo xamante ni opération yu bari def na ko ngir mën a taxaw tey. Soxna moom dafa juddu ak li ñuy wax strabisme maanaam jël. Marietou Kébé moom li ko dal mooy surpoids maanaam am yaram waaye ñoom ñëpp taxul ñu yaafuus ndéem bi ñuy nekk gone ñenn ci ñoom doon nañ leen ci tooñ waaye tey jii ku ci ne ci ñoom dépassé nga loolu. bon bi ma nekkee xale c'est que affaire xale la comprendre nga di nga romb benn xale mu ne la puune nana ni nga xeex. après mu jeex di nga xeex wala nga def nii parce que moom fu mu ko fekkewulee ma xeex waaw xeex naa kay plusieurs fois waaw di nga xeex quand tu grandis ça devient un peu plus subtil comprendre nga parce que c'est par exemple ça ne t'ouvre pas la porte à toutes les relations et ça ne t'ouvre pas même dans ta vie de femme du la ibil buntu yëpp. Ça te rend méfiant, en fait. Ça te rend méfiant, mais les gens se méfient de toi avant. Comprends? Ça te rend méfiant, yow. Mais avant, si début, c'est les gens qui se méfient de toi. C'est les gens qui te regardent mal. Man dem naa sama kër sama premier crush. Crush. Xaw ma yéen noonu ngeen koy waxee crush. Mais ma dugg si kër gi mag ku jigéen ñoo àndoon sax mais kii mère yi di ma xeelu. di ma def ay affaire loolu du ma ko fàtte ilaa yow mi diin di ma xeelu di ma def ay affaire man au début j'avais pas compris mais c'est après un an après que lañ ma expliqué ne que lii moo taxoon comprendre nga que lii moo taxoon ñu xool ma xool bu bizarre boobu après ils ont mis la pression au gars pour mu bàyyi ma comprendre nga ça je l'ai vécu et aussi day tax nga gën a replier man peut-être sax loolu dafa des ci man ba tey dafa tax ma gën a replier ci sama bopp day tax parce que sax sama waajur yi avant bu ñuy gis sax kenn di intéressé wu dañuy nekk di teg ay jéem a teg ay barrières ak yooyu noonu parce que xam nga boo ko sóoraalewul tamit tu peux te retrouver la tête sous un bureau. ñun xasante bon dañ ko judduwaale parce que da ngay gis liir sax parfois ñu téye ko ne yow gis bëtam yu rëy yi nii la mën a xullee yow gémminam gu rëy gii nii la mën a jooy yow tu vois donc sans le faire exprès les gens font du body shaming. Mais tayuñu ko sax parce que c'est un déni. Maintenant, toutes ces femmes qui veulent avoir des fesses et des seins, ça remonte à l'enfance, depuis le bébé. Et peut-être même depuis la grossesse. Am na ñoo xam ne ëmb yéet lañ leen di wax seen doom yi judd mu ne yow ëmb yéet nga amoon di mu tax muy faa nga nii di yut rek dégg naa ko ci bébé. ak koo xam ne elle est en plein comment on appelle ça postpartum sénégalais xamul postpartum demal nga laaj ko lan mooy yow yow miy takk jabar yow lan mooy postpartum. lan mooy postpartum ça dure 3 mois am na ñoo xam ne 6 mois lañ koy def am na ñoo xam ne 1 an yow bàyyi mag Sénégal.
Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa metti gars yi dañuy asaanew ci nit yi dañuy lijjanti viwu jàmbur dañuy commentaire comme li ma wax tey jii ñëw nañ commentaire nañ ma lu ma metti man tamit jël naa samay responsabilité bopp dem def li may def maa ngi ñëwaat ñu naan non bul ñu fenal ñun taxuñu nga dem ak comprendre nga mu nekk ay yoo xam ne dañ ko war a bàyyi te suñu moroomu jigéen kese ñoo ko am na tamit fan ay góor yi ñàkk fayda yoo xam ne ñu ngi ci commentaire yi tamit di commentaire yi ñàkk fayda ci ay jigéen donc tey yooyu noonu suñu moroom jigéen dañ ko war a bàyyi li may wax rek dañuy nekk ci commentaire jàmbur yow sa biir bi yow xoolal li ngay def yow nii yow naa xam nga loolu dafa metti dañ ko war a arrêter vraiment. Des fois tu peux subir moo di peut-être le regard des autres moo di peut-être la marginalisation des personnes handicapées tuuti am na tuuti lien peut-être man lu ma si mën sa dund un peu c'est quand j'ai voulu peut-être intégrer le monde audiovisuel actrice affaire yooyu noonu donc gisoon naa benn annonce boo xamante ne dañoo waxoon une femme ni ak ni qui parle bien le français et tout bon je répondais je peux dire un peu aux critères mais puisque étant une personne handicapée dama woote ci agence bi ma ne leen man de je pense que je réponds à ces critères mais je suis une personne en situation de handicap une personne handicapée mais je peux me déplacer sans problème pour rek peut-être ñu attribuer ma rôle bi donc ci loolu mën naa wax ne que on subit un peu ça. Et ça s'est passé comment finalement Finalement la maison de fraude dañoo xaw a génne dañ ma comment dire dañ ma au revoir ndànk sans pour autant peut-être me vexer mais ça m'a vexé. Bon comme ni nga ko waxee rek ni doon laa judduwee bu may màgg ndànk may rendre compte que ni man am na lu différent ci man sax au début pour ma comprendre que problème la waaw bi ma commencé di jàngi école si laa ko sax gën a remarqué parce que même sama maîtresse bi ma yoroon si moom dafa amoon problème pour xam ne que man tableau bi laay xool wala fële laay xool dóor na ma ci sax lu bari yoon waaw après nag si laa ko wax sama maam expliquer ko que ni maîtresse bi moom dafa may dóor rek man defuma dara après si la ñëw nag mu expliquer ko ñu ko kii dafa am problème jël metti woon na ci début bi dama daan xeex rek waaw bi ma nekk xale moom garçon manqué laa woon sax ndax xeex bu metti finalement daaw ma sax sol jarax plastique lañ ma daan jëndal pour ku ma ni tooñ rek ma dàq ji na xeex ak yow boobu maa ngi dëkk Médina surtout xale Pël Fuuta yi dañ ma sonaloon leela lañ ma daan woowee leela xam naa peut-être loolu mooy jël ci seen langue loolu la mais su ma tëllee rek ñu ne ma leela daal di daw tasaaroo je me souviens bien bi ma nekkee au lycée Malick Sy mos nañ ma ci tooñ en plein public waaw mu doonoon lu metti ci man dafa am un groupe d'élèves boo xam te ne dañ doon def action ou vérité man may tëll di ñëw ak sama benn copine doon génn naa bi ñu ma séenee rek kii aye woon tuuram ñu ne ko dama laajkee ñaata baaraam laa la donc man may ñëw di dox ba agsi si ñoom rek mu daal di tourner ni ma ñaata baaraam laa la woon rek ñoom ñëpp topp di ma reetaan jàll la xoo wut bi ñëpp di ma xool mu doonoon lu ma metti lu ma marqué aussi. parce que demoon naa sax ba sama école am tuddee woon nañ ma fataaya mais dama ne bu ma ko bañee tur bi dañ ma ciy sonal dañ ma ciy jooyloo mujj bi nga ma nee fataaya ma ne wii noonu lay fat sa booy noonu laa évolué de sama école ba may am bac te ba ma amee bac jeex na moo tax man ma am assurance ak mental boo xam ni inébranlable ndax sama waajur moo nekk sama ginnaaw. kon yow ci biir famille bi soutenir nañ la notamment sa papa mais mbedd mi tu as été victime donc de body shaming tooñ nañ la ci lu bari. oui mbedd bi sama koñ fu ñu dëkkoon yaraax dañ ma doon tooñ école dañ ma doon tooñ tuddee ma fataay bi dafa siiwoon lu nekk tuddee nañ ma ko dañ ma doon tooñ mais damaa gëm sama bopp et je voulais la communication et à un moment donné on me disait communication doo ci évoluer ba yaboo nga noppaleku parce que si tu regardes bien les télévisions on prend des femmes fines xees rafet man leen man dinaa ci xaalal sama bopp yoon. man bi may nekk xale par exemple bi may romb ay xale
am na kenn ku si maa ngi fàttaliku am na kenn ku si ne woon lan koo xam te ne daf ma romb tufliwul léegi mag ji moo ko xët du ma ko fàtte mag ji moo ko xët mu ne ko sama yaay neewoon na boo gisee puune rek na nga tufli nga toog di xoole nii dangaa bëgg am rakk bu mel ni bu mel nii comprendre nga loolu j'avais 8 ans mais dafa des ci sama bopp ça veut dire que affaire bi ci éducation bi la commencé c'est à la maison que les parents commencent à mettre des idées aux enfants par rapport à des personnes comme moi, que ça soit les trisomiques, que ça soit les albinos, que ça soit. muy Ma Keita, Jamila Dia, Soxna Diagne wala Marietou Kébé ñoom ñëpp seeni njaboot jàppale nañu leen ba ñu mën a affronter société bi ba tey jii ku ci ne fulak fayda ngay wone ci domaine bi ngay yëngu. dama ko sonal nag donc ci tooñ ko laa dëkk. mais je me rappelle bi ñu nekkee xale daan nañ génn c'était soit nit ñi dañ koy teg tubaab soit nit ñi dañ koy tooñ di yuuxu puune. Moi je lui dis, je me rappelle que je lui dis bu leen faale toppatoo parce que elle ça la da nga gis après da doon kii un peu da ko doon laan un peu baax c'est normal xale lañ woon moom aussi. Mais je me rappelle, je lui disais tout le temps, boulen fallait. Parce que moi, c'était à ces moments-là, que j'avais confiance que, c'est vrai, elle est différente et tout. Mais il y avait pas vraiment de différence. L'autre période boblone. Mais maintenant, elle a réussi à changer ça en atout. Et partout où on part ensemble, elle se fait remarquer parce que c'est Ma Keita. C'est pas parce qu'elle est albinos, mais parce que c'est Ma Keita. Ça c'est trop. Avant tout, c'est ma sœur, je ne parle même pas de musique, donc c'est clair que je veux absolument, je veux qu'elle ait tout ce dont elle, je vais pas dire rêve, tout ce qu'elle veut en fait, tout ce qu'elle souhaite. Que moi, j'essaie d'y participer autant que je peux, mais c'est comme li ma yéene sama bopp rek laa ko yéene. Contrairement ak ñu bari man ci sama famille amul kenn ku ci taxaw mës maa xas ci samay bët. Au contraire dañ maa mës a soutenir dañ ma galvaniser bu mu la déranger tu es très belle tu es intelligente sama enfance yëpp damaa dégg loolu moo ma aidé et surtout sama yaay. soxna bon man maa yaayam déjà jëli bi noonu la juddoo xale donc bi mu juddoo automatiquement ci heure yooyu ci laa ko xool bon gis ba di mel noonu mais puisque liir la dañu waan après buy màgg day deñ mais muy màgg muy gën a dëgër bon en tant que maman aussi waaw dafa metti mais xawoon na ma metti aussi waaw parce que xam naa ne nit ñi dañu mën a tooñ donc dana lay xool di la ay ñaata baaraam laa la woon est-ce que yaa ngi may gis est-ce que bon surtout nga nekk xale ci école donc toujours dañ lay tooñ bu ko nit tooñee damay mer waaw dama daan ànd ak moom ay marché dama daan ànd ak moom samay collègues fu ma daan dem damay ànd ak moom je la montré fièrement parfois sax dañ ma ne sa doom bi ni nga mel ma ne waa yow jéemoo ci dara mais loo ciy jéem elle est née comme ça du lu ko dal du feebar elle est née comme ça et puis elle est bien avec xam nga ñu ñuy xoolee ñu gis muñ dàq gis voilà ñun daan gis loo xam te moom li muy gis ñu gis ñu ko sax donc elle est à l'aise avec. Le handicap n'existe pas à la maison. Sama yaay non je fais toutes les tâches ménagères amul dara loo xamante ne sama yaay daf may wax lii mënoo ko def damay togg damay bale damay def lépp damay minaas je fais tout. Le handicap n'existe pas dans la maison mais est-ce que ci mbedd mi foofu la gën a métti pour yow. Bon ci mbedd mi oui parce que déjà xam nga tey bu nekkee la famille préparé nañ la psychologiquement tey ci mbedd bi certes nag le handicap am na mais da ngay accepter déjà sa bopp soo accepter wee sa bopp ba pare day facile même quand tu sors
quand les gens te regardent comme ça, ñu lay defal ay préjugés. Non, 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 non. Tu vas même pas penser à ça parce que la famille, elle t'a déjà formé mentalement. Aujourd'hui, si je peux faire face aux caméras, faire face au Sénégal et à tout le monde, gëm sama bopp ci yi ma yàlla bind, c'est parce que j'ai eu un papa qui m'a soutenu. ay affaire corpulence affaire bindu nit yàlla moo ko sàkk bind ko noonu yow da nga mos a fier sa ni nga mel man itam ak famille mosuñu déranger. maa ngi fàttali ko Evenprod bi mu may njëkk woo ma ñëw ne la papa damaa bëgg a tourner série da nga ma ni demal et il y a eu même quelques crics propos diggante sama jëkkër ak man ndax dafa ma ne woon benn moment da ngay bàyyi série yi wala ma fase la et tu m'as soutenu nga ne ma lan nga bëgg man la série laa bëgg nga ne ko kon xool leen loo leen def mais moom li mu bëgg man ci laa koy topp. boddi bi ñu leen yàgg boddi tax na ba ñenn ci ñoom ci seen wàllu dund ba ci seen vie privée tax na balaa ñuy dugg ci lenn dinañ ko xool bu baax a baax ndax li ñu jot a dund Mia Keita mës cee dund lu ko naqari lool. Bon, j'ai dit que sama album ça a détruit ma première relation amoureuse. Je ne cache pas, ça l'a détruit, ça l'a pas détruit. Mais après, ouais, c'est vrai qu'après, à un moment, ma ragal. D'où question que Dougouma c'est Ken. Mais tu peux pas te permettre de baisser la garde, même si c'est à 10%. Donc, mandal. Parce que faut nga xala da ngay nan ki da ngay njëkk faut nga psychanalyser nit ki sa xam na ko man suma ñëwee suma gisee benn affaire si nit si kii benn affaire bu ma xaw a jaaxal rek directement dama si xaw a dama dem ba intolérante. xuloo nañ ci plusieurs fois. daf may ne waa ana diw parce que bàyyi naa ok. C'est des gens qui s'intéressent à elle mais je vois qu'elle est réticente. En fait, je peux sentir que c'est parfois par rapport à ça, mais je l'encourage à essayer d'être plus tolérante, à essayer de positiver, disons. Mais il suffit que mu gis benn point bu ko leerul rek même bu fekkente ne ça peut n'être rien mais bu ko leerul rek elle se replie vite fait. mais dafay ragal en fait. dafay ragal. lan moo tax ngay ragal ma. parce que dafa compliqué. C'est compliqué nag, c'est que doo xam ce qui se passe dans la tête des gens. Non, ça va. Hein. Donc, que nga nekk personne handicapée ou pas handicapée, je pense que ça aurait un goût donc c'est normal, mais bon, des fois, suñu jëlee un peu le côté handicap. Parce que man soo gisee du ma bëgg di prononcer c'est un peu par exemple tu te sens victimisé ngay non. Même ñoo xamante ne nekkuñu des personnes handicapées dañuy am ay gouma dañuy dund ay déception mais soo xoolee par exemple le taux de mariage yoo xamante ne les personnes handicapées femmes dañ koy am lu bëri parce que déjà indépendamment de peut-être de la personne ku góor ki wala ku jigéen ki mais il y a la pression sociale. Est-ce que je vais prendre par exemple l'exemple avec Chérif yow yaa ma posé question tey peut-être si un Chérif ñëw nee na Jamila dama la bëgg je veux me marier avec toi est-ce que la famille de Chérif va accepter ça donc loolu tamit il y a la pression sociale boo xamante ne ça joue un rôle très important si bu nekkee aujourd'hui la famille ne te laisse pas par exemple ñu ngi jouer si sa impact dans si sa vie loolu aussi day am ay répercussions si sa vie et si sama vie aussi. stigmatisation maanaam boddi konte boobu ñuy gis ci société bi tax na jigéen ñu bari di ko dund ñu leen di xas ci seen melokaan tax na ba ñenn ci ñoom jël li ñuy wax chirurgie esthétique di loo xamante ni nag mi ngi lëmbee dëkk bi jigéen ñu bari di ko def. Frère, il y a des morts, il faut le dire haut et fort. Il y a eu des morts, il y a eu des infections, il y a eu des cancers même qui ont été repêchés à partir de là parce que déjà xale yi dañuy dem posé ñëw xooyal jaay ci réseaux sociaux yi. maanaam ba pare xooyal maanaam lépp lu ñuy xooyal yaay gis ku teg papaanam jaxase ay poudre rek ay xawma lu ne yow jàngoo chimie
yow école observation sax 0 nga doon am nga ne yow yaay xooyal jox xale yi ñu di wala ñu naan man Sénégal fii ñu fi am fi dañu bëri de man ba ma demee chirurgie dama de xam nga lan la man chirurgie réparatrice laa def et puis moi j'adore être transparente de ma dépression de mon passé à ma dépression à la communication à mon changement j'ai été light avec les gens parce que je sais pas si demain qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde et qu'on me sort mes archives mais j'assume la moindre petite truc que j'ai fait tu vois pour ne pas vendre de la poudre aux yeux et pour rappeler aux gens que je ne suis pas parfaite et que c'est pas parce qu'il y a les lumières sur moi que tout a été clair et frère moi je viens de loin hein. Ma mère elle vient de très loin on l'a amenée du fin fond de son village mon père il était étudiant elle a été éduquée que pour être mère et épouse et elle le fait très bien malgré tous les vacheries que la vie lui a menées et qu'elle a appris à être une femme indépendante avec 7 gosses parce que quand c'est barré elle est restée avec 7 gosses heureusement que Dieu existe parce que si c'était venant de l'être humain elle aurait pu s'enterrer avec ses enfants xale dañuy fen dañuy xooyal di jox ci xale yi ñu naan te dañoo poosé léegi ku ci jox xale yi ñu naan te ñun ñëpp bokkuñu organisme nit ñi di ko suppositoire rek ñu koy diwoog am na benn waay bu doon wax ci benn live nee na dafa bett jabar ji di naan sirop boo xam ne fa la jaaree jabat bi mu koy yóbbuwee ba pare sirop bi ay ween ak taat la nekk jabar ji loolu lay naan ba xëm sirop kenn xamul sax moom daal taf nañ fa benn photo taat rek bind ci bind yu mag ne ko day poosé we day joxe taat ak ween muy naan rek léegi nag problème bi mooy ñi judduwaale sax naturel nga xam ne ñoom fee lañ leen chirurgie ba xolal ba ñoo wàcc dañ leen pompe paqueté leen ñoo ci gën a sonn ndax chaque jour ñooy ne waaye yow ku la pooseel doo ma booleeg moom ay waay poosé ma dama kaa judduwaale en même temps lu bees la yii yëpp lu bees la de ah mais mosu fee bees chirurgie tout ça avec ampleur bi mu jël nii waa Sénégal peut-être mais dans le monde ça a dépassé il y a eu des fesses en silicone première modèle frère si tu vois ça t'as pas envie que ta femme mette ça parce que à 6 pieds sur terre tout a disparu mais il y a des trucs comme ça mais aujourd'hui avec la science on arrive même à te reproduire ton corps avec de la gélatine de porc ou je ne sais pas quoi et te foutre ça dans les fesses et les seins tu vois donc plus on va avancer plus la technologie va nous créer même des âmes artificielles bon xam nga àdduna bii moom ku nekk li la arrangé rek ngay def te kenn tamit du ne duma ko mës a def parce que man laaj nañ ma plusieurs fois ndegam dangaa bëgg opérer say bët c'est une question qui revient très souvent dem nañ sax ba tout le temps ñu may tagee ci ay adresse docteur di ma wax ni kii da koy faj répliqué naa ma ni leen waxuma leen ni duma mës a laal sama bët peut-être bu ma demee ba ci kanam ma gis ni que arrangé tuma wala indil na ma ay problème de santé parce que jusqu'à présent awma ko maa ngi gis normal su ma demee peut-être ba nga xamante ni ay myopie wala hypermétropie dab na ma peut-être ma xalaat la solution de la chirurgie mais du lu nga xamante ni envisagé naa ko pour le moment kantaan ñi nga xamante ni nag dañoo mal à l'aise ci seen physique ba xëy suba jël la décision def des interventions chirurgicales pour man ñoom la rek waaw blâmer wu ma leen parce que peut-être force bi ma am man pour assumer sama jël ñoom amuñu ko. La chirurgie elle est d'abord réparatrice avant d'être esthétique parce que les gens doivent comprendre et j'insiste les Sénégalais qui font de la médecine d'aller faire la chirurgie parce qu'elle répare frère. La chirurgie avant d'être esthétique elle répare les grands brûlés. Les gens qui par un accident moi j'ai un ami un accident de moto il s'est attends sur 100 mètres yax bi dafa génn on a dû lui couper de la chair et de la peau sur sa cuisse pour lui remodeler ça s'appelle comment? C'est de la chirurgie. C'est de la chirurgie réparatrice. Tu as 4 enfants, ton ventre il pend, tes cuisses, tu ne te sens pas à l'aise. Après un divorce, tu as envie de reprendre ta forme. Tu veux faire de la chirurgie. Mais ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Si, c'est réparatrice. Où on cherche à avoir de la proéminence des Non, c'est réparatrice. Moi, même après mon accouchement, jusqu'à ce que ma fille ait ses 12 ans, c'est à partir de 12-13 ans que j'ai commencé à réparer mon corps. Et pourtant, même après la naissance de Anne Rabia, jusqu'à ses 12 ans, je n'ai pas cherché à réparer mon corps parce que je me sentais bien. Ku ci nekk lu la déranger ci sa yaram man jàpp ma loxo kenn ne ko kañ dem def man tam kenn jàppul sama loxo ne ma nañ dem ma yóbbu la nga def li may wax chaque jour nit ku nekk boo wéetee sa nekk xam nga lu lay déranger ci yow
soit da nga koy def soit doo ko def ku ci nekk ak li nga mën a assumer man dama toog sama nekk xool sama seetu xam ne lii moo ma arrangé ma dem defi ko responsabilité kenn neew ci sama responsabilité bopp la. Moi, c'est les dépressions, les médicaments qui m'ont explosé. J'ai eu le ventre entre mes cuisses. Le mot réparer est significatif et important. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal? Non. Depuis le début, depuis mon enfance, il y a quelque chose qui n'a jamais été normal. C'était ma santé mentale. C'était le fait que je me documente sur mes réactions, sur les remarques que les autres me font. Il m'a fallu 4 fois être internée à l'hôpital. Des piqûres aux fesses qui font que les gens pensent que je ne suis pas sociable, mais je ne peux pas rester assise longtemps. À un moment donné, pourquoi on a des salons marocains? Parce que je me couche tout le temps. C'est des piqûres qui vont me rappeler tout le temps que je n'ai juste pas écouté et je n'ai pas parlé aux bonnes personnes. Tu vois? C'est des médicaments que je prends jusqu'à présent, la Dépakine, qui fait qu'elle régularise mes émotions. Parce que quand je suis trop contente, je suis trop contente. Quand je suis trop triste, je suis une fontaine. Quand je suis colérique, alors là, je suis destructif. Je ne fais pas du mal aux autres, je peux me taper. Tu vois? Parce que moi, jamais je peux faire du mal aux autres. Le mal qu'on m'a fait, il y a 2 sortes de traumatisés dans la vie. Il y a celui qui va faire en sorte que la société ne soit pas blessée par ce qu'il a vécu. Il va se prendre pour Jésus et vouloir sauver la société jusqu'à se faire clouer. Mais il y a l'autre qui va dire, ce que j'ai vécu moi, j'ai normalisé, je vais le faire à un autre. Et quand il va se plaindre, il va dire, bah ouais, moi aussi j'ai été enfant, on m'a violé, ça m'a fait quoi? Tu vois? Il y a celui qui se permet de tout faire parce qu'on lui a fait. Et il y a celui qui se prend vraiment pour un petit Jésus qui veut sauver les autres. Donc quand elle voit qu'elle ne peut plus, bah elle, sa façon de se sauver, c'est de se taper et de chercher à mourir. Pas parce qu'elle ne kiffe plus la vie, mais c'est juste parce qu'elle ne veut plus voir les gens et être dans un monde où elle a créé. Moi, je dirais que les responsabilités sont partagées. Parce que, très partagées entre ce qu'on nous sert comme modèle de femme sénégalaise physique, ce qu'on nous sert. Parce que si télé, là, nous avons ay jigéen yu xees, c'était ça le problème avant. Jigéen yu am ay kii. En 2004, c'était les jigéen minces. Tu te souviens? 2004. Jigéen yu sew yi ñoo nekkoon kii ñoo nekkoon à la mode. En 2024, c'est le contraire. C'est les formes, c'est la forme des lèvres ak yooyu noonu. C'est déjà le modèle de femme qu'on nous sert, par exemple, dans les médias, que ce soit dans la télé et tout ça. Loolu, pour ñoom, cette société sénégalaise, balaa nga rafet, faaw nga xees, faaw nga lii, faaw nga laa. Loolu mooy un partage ce qu'on nous sert ñun comme visuel. Mooy un. Deuxième responsabilité, c'est par rapport à la personne elle-même, comment elle s'assume, comment elle peut s'assumer. Yow Yàlla bind na la nga kii. Ñun par exemple ñun mënuñu dem di def ay piqûre pour ñuul. Comprendre nga wala mënuñu dem def yi kii mooy laser yi opération kii mooy laser autobronzant yi pour wàññi suñu weexaay suñ ko defee ñun tamit on va pas survivre à ça. Comprendre nga ñun amuñu possibilité mais xam naa ni am na ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu amul possibilité def loolu dañ koy def pour bañ a daw pour bañ a am loolu noonu. Aujourd'hui ak noo mënti mel tey y a une solution boo xam ne si vraiment c'est efficace, naturel muy l'entraînement, plus particulièrement la musculation et l'alimentation. Boo fi bàyyee dem defi BBL wala nga def leneen da nga koy réccu. Man injecteur ma sama graisse j'ai juste enlevé graisse bu nekkoon ci sama biir et que dama ko sànni. Bu amoon 100% danger man bu doon dalee tamit 1% yi kese ma def parce que injecteur ma ko fenn. Man am naa ay clients yoo xam ne si fii dañuy ñëw ci salle bi da ngay gis ni que ñi ko def ak ñi nga xam ne defuñu ko dafay am une grande différence. Non seulement dañuy développer benn déséquilibre soit bu dee dañu yokk seen fes yi mënoo fexe ba mu équilibré soit fii day rëy fii noox fii génn ainsi de suite. Le sport m'a aidé. Le sport m'a aidé quand j'ai commencé à me réparer. Mais cette peau qui pendait entre mes cuisses, frère, je la voulais plus. Ouais, parce qu'avec les abdos, moi, je me voyais bien battre. J'avais même le V que tu as entre les abdos. La culotte de cheval que j'ai toujours eue, je l'ai perdue.
Même avec le sport, mes seins sont toujours restés là. Et pourtant avant, parce que moi, mes seins, c'est par volume. Quand je perds, ils perdent. Quand je prends, ils prennent. Donc, à un moment donné, je les avais comme ça. Et pourtant, à un moment donné, je les avais plus que mon ventre. Donc, non seulement j'avais du ventre, des seins et des fesses. Et mes bras. Ça a commencé par ça fout des stress, alors que d'habitude, je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai réparé ce qui ne va pas, mais j'ai commencé à réparer depuis très longtemps. Bu dee da ngay yokk hanche, c'est possible. Bu dee da ngay wàññi biir, c'est possible. Bu dee da nga bëgg a perdre say bras, comme jigéen ñi, pratiquement loolu la. Ce sont les 3 différentes parties yi nga xam ne si bu ñuy bëgg moom la ñuy bëgg a perdre. Effectivement, naturellement, la femme, ses poches de graisse, mooy ses triceps, mooy son ventre et ses fesses. Donc yenn exercice yi nga xam ne si moom ngay privilégier wala sport bi nga xam ne moom ngay privilégier d'une manière générale mooy la musculation, la natation, l'aquagym ou bien le biking. Je pense que yii moom mooy yi nga xam ne si pour l'excès de gras au niveau du ventre ak la graisse sous-cutanée bi nga xam ne si moo sonal yenn jigéen ñi nga xam ne si day bàyyi ay cellulite ci seen yaram yi. loolu mën na ko dindi mais les exercices spécifiques boo ñëwee ci coach bi yi nga xam ne si en général moom la leen koy defloo mooy le squat deadlift nga xam ne si ce sont les 2 meilleurs exercices. Le 3e mooy li ñuy wax squat bulgare. tey par exemple Chérif soo ma doon fay ay milliards nga ne ma je vais essayer pour nga ñool dama lay wax non je m'accepte comme ça c'est mon identité. tey su ma njoolee est-ce que dinaa nekk Jamila je serai pas Jamila je serai pas Oulimata non 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 nii laa bëgg a toll pas 1 centimètre de plus non nii rek suñ ma yóbbu woon dans les meilleurs cabinets jox ma lu nekk loolu du ma ko def. tu sais pourquoi parce que je me dis kon benn instant accepté wu ma tey sama destin. J'ai déjà fait une cure amaigrissante où j'avais perdu 40 à 45 kilos. Mais su ma doon seetu dama doon jooy. Lan moo tax ma doon jooy parce que je voyais une personne qui n'était pas moi. Je voyais un corps flasque qui ne ressemblait à rien du tout. Boo solee yére mu rafet mais yow boo simee ko taxaw jàkkaarloo sa seetu da ngay jooy. Et j'ai arrêté. Je me suis dit c'est pas moi. Depuis que je suis née, j'ai des joues, j'ai un ventre, j'ai des rondeurs. Et ces rondeurs font de moi ce que je suis. C'est ma personnalité. Man moo tax ma authentique moom moo tax ma nekk Mamy Coco. Mœurs bi ma koy joué je pesais 156 kilos 156 kilos laa doon peser voilà j'ai perdu beaucoup de poids mais 156 kilos laa ko doon peser ñu defal ma casting ñu jël ma ça n'a pas été un obstacle en tout cas pour Evenprod. naa mën a toll fii doo fi dugg man ci consigne la maa doxee description waaw doo fi dugg. kon yow daal. béyti rax ménge daal yow lañ may ngawti. kon kay yow xam naa ma ñëw. kon yaa ne ci kër gi daal. message egg na si yow. man la la moo tax ma tere rek ku ne daal oote doo dugg. la moo tax man kama tere rek ku ne daal oote. ool kalan ne. demal oote ji oote ji. d'accord. Bercy Alma lan. ay jàllal ñi waay yow. parce que nit ki ni mu la gisee rek moom tamit noonu la lay jëlee. man su ma wane woon benn manque de confiance ci man. may làqatu bañ sama image génn wala may xool nit ñi di sëgg loolu lañ lay delloo mais man nit boo ma xoolee dama leen naan jàkk au contraire nit ñi ñooy am complexe sax man di ma xool ci bët parce que des fois dañ naan kii man lay xool wala xooluma ñoom dañuy ragal mettre ma man mal à l'aise donc des fois sax damay ironiser nit ki su may wax ak yow ngay xool fee dama naan la xoolal damaa jéem la comprendre su ma lay xool day mel ni kii laay xool donc man après yow c'est toi que j'essaie de mettre à l'aise mais man amatuma problème foofu. yàlla bu la bindee yàlla moo xam lu tax mu bindee leen nii kon nag yàlla mu may la kii nga dem ni da ngay wàññi sa biir wala da ngay wàññi leneen loolu mooy xeeb li la yàlla defal moo tax ku koy jéem daal ba nga réfléchir àddina bi dafa gàtt dara jaru ko fi dindi sa fii mu ne peut-être yaa ngi 30 ans wala 25 ans wala 40 ans nga dem ñoox ay yëf ci sa biir wala ci say ginnaaw wala yooyu ba mu mel ne nu lu noonu la ca ne ca biir dëkku fa. bu fa dëkkul bu fa yàggee lu dëgg du yàgg dana changer dana yàqu te dana la yàqal la leneen ba mujj da nga xeeb sa bopp da nga rëccu li nga ko doon defee d'ailleurs ñu bari ñu ngi rëccu. mais je crois que
affaire yi gëm yàlla la en quelque sorte yàlla moo la créé yow nga kii moo xam lu tax mu def la benn tànk bi nekk 5 centimètres beneen tànk bi nekk 7 centimètres yàlla moo xam lan la si namoon pour mu créer la yow nga mel ni nga war a mel waaw bu fekkee yenn yi ñàkk gëm yàlla da cee xaw a amaale nag da cee xaw a bokkaale parce que yow bu fekkee da nga jiital apparence jiital visuel jiital lii ak lii ak lii ak nit ñi daf may wax lii c'est que yow sa gëm yàlla dafa des man bon foofu sa bopp sa gëm yàlla dafa des sa gëm sa bopp dafa des waaw. Professeur Serigne Mor Mbaye damay retourné wu ci yow ñu ngi soog a seetaan reportage bi ñuy gërëm ñi nga xamante ni participer nañu ci moo xam Jamila Dia petite taille Mamiko nga xamante ni moom surpoids moo ko daloon wala Soxna Diagne moo nga xamante ni li ñuy wax jël moo ko dal tubaab naan ko strabisme ñuy gërëm itam Ma Keita bi nga xamante ni moom albinisme moo ko dal olof di ko wax Pouné ak Halima Gadji bi nga xamante ni itam di actrice bu ñëpp xam participer ci indi ci témoignage bu am solo bu nga xamante ni moom dafa assumer chirurgie bi mu def parce que c'est une chirurgie réparatrice comme ni mu koy waxee ci biir sujet bi sa avis clinique d'abord la soxla professeur Serigne Mor Mbaye lan la ñu mën a jàngaat ci reportage bi. damay tàmbale ci sargal leen ndax wax du lu yomb wax ci sa bopp rawatina wax ci sa bopp ak ni nga dundee saw métit parce que li may wax métit mooy li la dal xas nañ la ci ŋàññ nañ la ci ber nañ la ci nga mën a taxaw wax ko ngir dimbali ñi ci des parce que defe naa ne soo leen déggee ku ne mën naa jóg tey ci darajaal boppam ndax ñoom ci seen bopp li ñu traversé lépp teewul tey jii ñu ngi taxaw jëmmal seen bopp am daraja li ma ci njëkk a jàpp aussi moo di nit ñi duñu bari te wuute te lu ci ëpp ci nit ki mi ngi sosoo ci biir këram ndax lu la mën a dal ci àdduna su fekkee ni ci biir kër gi am nga ñu la jàppale waajur bi jàppale nañ la bokkuñu ci ŋàññ bi bokkuñu ci di la ber bokkuñu la di la différencier di def différence ak yow ak ñi ci des mën naa am nga wéy man loolu laa ci jàpp et jàpp ci ni aussi lu ci ëpp ni société bi gisee mbir yi la xam nga société dafa doy waar ndax lu aw melokaan mën na ko gise nen ni mu koy gise mooy moom li tubaab di wax croyance am noonu lay gisee wenn melokaan donc lu bari ci li dal nit ci li ma gis fii mooy société bi am na ci cër defe naa waxtaan wi dañ ci yegg ndax soo ko bëggee faj da nga jàppale nit ki ndax ay métit la métit yu doy waar yu nekk ci moom métit yooyu mën a indi lu ne nag mën nga dem ba ci état dépressif ndax am na ñu ko fi wax dem ba ci yàgg danañ ci dellu si mën nga dem ba wéet ak sa bopp nekk ci biir nit ñi ba pare wéet yooyu yëpp mën nañ cee dellu si wane ni ci xel la ci ay cër la ci mën nga koo judduwaale mais mën na am dara dalu la lu dul nit a la xool rek mu neex ko mu gis ci yow loo xam ni peut-être neexu ko mu sëf la loo xam ni mu yan bu diis boo xam ni tegul fenn daal lay tàmm donc melokaan yooyu en fait melokaan yi loolu la li nga judduwaale ak li la dab ci sa biir bokk ak ci biir nit ñi nit gis la rek indi la blaago boo xam ni teguwul fenn donc loolu def naa ni moom la ñu mën a wax ci njëkk a wax ci li xam ni moom nga taataan Chérif te mu am solo lool ci askan wi. jërëjëf je sais pas ndax sañ naa ko wax mais yow sa bopp jot nañoo waxtaan mais mës nga dund une certaine stigmatisation bi nga gën a nekk xale. mais dund naa ko. dama am juróom-ñaari at am ku ni ma sa ba jógal fi ak sa bëtu muus yi ndax man dama judduwaale. xaw ma ci dara mosuma ko gis sax li muy wax sax man gisuma ko. bët bii dafa vert bii dafa bleu
su jóge fu ma romb rek yow jógal fii ak sa bëtu muus yi mujj may piis di gëmm su may wax ak ni sax di gëmm ndax man xaw ma li muy wax te dafay dem naa ba fukki at ca kanam ma dem ci dëkk boo xam ni nit nee na ma oh tu as les beaux yeux bleus ma ne ah kii li muy wax ni yàlla xam ne li muy wax man xaw ma ko ndax ci sama yar di xool nit ba gis ndoxu bëtam mii di xool melokaan wa man sama yar loolu amul woon donc jóge naa fii ñu topp ma bëti muus ma dem fee su ma ne jàkk xool nit mu ne vous avez des yeux bleus waaw ma daal di commencé nag xoogal am na lu mu changé ci yow non am na lu day changer tout de suite donc contexte bi nga dundee def naa ni tim lu am solo la fii dañu dévaloriser kii ndax nee na ma bëti muus la fële ku am bët yi ma yore maanaam melokaan bi ñoom moom la ñuy séentu moom la ñu gën a comme on dit encore c'est ce que je trouve plus séduisant. oui Oustaz yaakaar naa jarul ñuy sori ndax liñ doon xool ci reportage bi gis nañ ko ci plateau bi. effectivement moom dund na ko ñi ko dund ci biir reportage bi itam li mu wax liñ def yombut parce que wax ci lu nekk ci yow te jàppoo ne aw tagg la yombut li ëpp ci nit ñi li ñuy wax ci ñoom mooy liñ jàpp ne lu baax la. waaye li nga xamante ne nii nit ñi dañ la koy sikkee. nga nangu ko ba noppi ñëwaat di ko wax loolu lu jafe-jafe la waaye nag li may faral di wax mën nañ koo jàppee loo xamante ne aw xas la te mu nekk aw tagg xam nga fi mu ne rëy rafetut tuuti itam rafetut dafa am koo xamante ne tuutiyam la jàppee lu rafet am koo xam ne rëyam la jàppee lu rafet rek am koo xam ne ni mu joole la jàppe ne moo baax am koo xam ne ni mu gàtte la jàppe ne moo baax lii ñuy waxtaane nii xëy na kuy topp tey day mel ne lu bees la ci Sénégal nit am benn laago wala benn sikk ñu di ko xase waaye loolu damaa jàpp ne lu fi mas a nekk la lu mas a yàgg ak ñun la xanaa kay léegi ni ko nit mën a jàkkaarloog nit wax ko te du ci am benn mbañum rus loolu mënoon naa gën a néew ni muy amee yaa ngi dégg li professeur wax léegi nga xam ne moom li ko dal biñ ko waxee waxin woo xam ne waxinu saboté la day dem ba mu yàgg du ñemeetee xoole xam nga kooku dundam fi mu ne yàq nañ ko parce que dootu yëgati ne moom vraiment moom ku war a bokk ci société bi la te loolu du ci man dara waaye biñ ko wonee ne ko ni nga mel baax na day mujj yàgg day kontaan ci loolu ba wone ko ba fier ci ba nga xamante ne du bëgg loolu sensé ci kon nga yëg ne société bi ci boppam ñoom ñooy dimbali nit ki ci nit ki mën a téye li nga xam ne moom la am société boobu nag du mbedd mi day tàmbalee ci biir kër gi day tàmbalee ci ñi nga xamante ne gis naa ci reportage bi ñu ci bari seen ay famille ñu ngi leen di soutenir ñi ngi ànd ak ñoom ci yëf yi di leen wéttali di leen wan ne nii baax na yéen bokk ngeen société bi bañ yëg ne ñoom dañoo war a bokk parce que lii amuñu benn laago man jàpp ma ne ñooñu sax ñooy am problème dëgg-dëgg mais léeg-léeg li ciy am problème mooy li ciy feeñ te nga wax ko te loolu indi wax ji tey mooy koo xamante ne peut-être tey benn feebar dalu ko amul benn laago waaye peut-être moom dafa jàpp ne maanaam ngir mu am benn valeur wala ngir mu tekki dara ci société bi faaw mu soppi ni ko yàlla bindee mu bokk waaw comme niñ koy waxee comme niñ koy waxee ci société bi waaw mu bokk ci société bi ci façon bii xew léegi jàpp ne ci la peut-être xam nga loolu damay faral di wax ne dem ba ñàkk personnalité la ci sa bopp nit ki parce que day mujj li ngay def defatoo ko pour yow mais da nga koy def pour nit ñi day dem dindi li nekkoon ci biir bi wala li ci lex yi wala li nekk ci mbaggam yi yokk ko ci fi muy toogee lim ci jublu mooy xëy na peut-être benn paate bu ko gis ne xale bi baax na wala kii nii la mel wala kii nii la mel looloo ko yittee léegi moom paate na boppam vous n'êtes pas d'accord avec ça non dama bëggoon wax ni Oustaz Sylla ni ko ñooñu sax nit moo leen indi ci loolu nit moo leen indi ci li tubaab di wax image corporelle xam nga yow da nga am noo gisee saw yaram dëkke ko ndax yaram dees koy dëkke waaye suñu leen ne dëkkuwaay bi rafetul nit wax la ko wala nga ubbi lii ñuy wax internet parce que internet musiba la ci réew mi ndax foofu ngay gise foofu ngay seetoo ndax la fa nekk su fekkee ne yow xool nga ko nuroo wala ko loolu nga ni donc man nekkuma ci biir donc naa jéem a seetuma soppi donc ci biir kër gi la d'abord ci yar nee naa waajur yi maa ngi j'espère que parents yi ñu ngi ñu déglu bien sûr ndax ci yar ci fa ngay juddoo ca nampatal ba foofu lay commencer ba nga génn toll ci at yoo xam ni
am na at yoo xam ne soo fa tolloo moom saw yaram rek ngay xool mais mooy waxambaane woowu xam ni day gis yaramam léegi day seetu ab taaram ak yooyu loolu moo tax Halima Gadji di wax ni moom dem na ba biiram dafa doon nekk entre ses cuisses ñu baal ma ci wax ji mais moom pour moom chirurgie am na lu baax chirurgie réparatrice lay wax moom waaw xam nga boobu beneen affaire la bu fekkente ne ki koy def dafay faju waaw mais li ma bëgg a wax nii xam professeur mi ngi wax léegi nii parents yi am na koo xamante ne ay parents pare nañ ci moom yar nañ ko wax nañoo moom def nañ li ñu def ci moom ba mu nekk magum jëmm xëy suba peut-être benn clip la seetaan wala benn série la seetaan gis ne ki ëpp li ñuy tudd ci clip bi wala ki ëpp li ñuy tudd ci série bi wala ki nga xam ne bu posté ay photo mooy ëpp ay vie moom la ñëpp di commentaire dafa am lu ñuy tudd ci moom mu bëgg loolu moom itam mu am lu toll noonu mu dem defi ko kooku léegi kay ay parents defuñ ci auditeurs si oustaz suñ la waajalee nit des koy waajal da nga koy waajal ci mu fonk boppam mu fonk ko nit soo ko dëkkalee ci di ko xeeb ba mu xeeb boppam lu ne mën na koo dikkal loolu laay wax waajur yi defe naa ni waajur bi ci boppam mën naa waajal ak njabootam ak doomam ba doom ji am jox boppam daraja joo xam ni dara du ko yóbbaale xam nga loolu fan lay tàmbalee ma ngay tàmbalee ca nampatal ba na nga koy yare di ko tàgg di ko wan boppam loolu da koy wax may li tubaab bi wax résilience ça veut dire que dara du ko yóbbaale te loolu dafa manqué suñu société non dafa manqué suñu société bi dafa manqué mais man foofu di ko wan boppam c'est-à-dire xam nga ñun tey day am baat yoo xam ne dañ koy wax waaye duñ ko tekki ba nit ñi xam ko mooy yan bari na may wax naan waajur bi daa war a yar won doom ji boppam gëmloo ko boppam mu xam boppam waaye léegi ci naka la ko parent bi may seetaan tey bëgg a defal doomam loolu nan la koy defee parce que moom bu fekkee li muy won doomam mooy li xew nii ñun ñëpp ñu koy gisandoo loolu la moom waajur bi li muy wax ne dafa rafet te li ngay tagg ci sa kanam njaboot dafa mel ni yaa ngi koy wutal modèle ne ko nii nga war a mel te moom bu xoolee mën naa bañ a mel noonu léegi nan nga koy yaree li ngay wax ne da nga koy yar pour mu gëm boppam xam boppam naw boppam bañ a foye boppam ci naka mais loo tax ma ni ca njëlbeen ñi ñu war a yar mooy kii yaraate il faudrait que moom ci boppam mu xam mooy kan xam nga suñu lu tubaab di wax identité nit su demee ci boppam nekk waajur te ci moom ci boppam moom doyloowul boppam dafa xeeb boppam bay jëggaani la muy jëggaani moom lay wan doomam waaye ki xam ni moom xam na boppam xam na cosaanam kooka la muy jox doomam dana ko jox ndëgër laay loo xam ne ak daraja joo xam ni li muy gis feneen du ko yóbbaale parce que li gën a garaaw ci seen réew mi xam nga mooy lan mais mooy ci télévision bi lañ dëkk télévision bi su fekkee ni moom mooy joxe modèle parent bi ci boppam foofu lay jëlee modèle waaye man mi dëkk bayti xaaxaam ak guy mbëtt ak feneen mais ñun nit daan liñ ko daan tàggee wala ñu koy gisee du li ñuy gis ci télévision bi donc am na yar boo xam ni ci base bi am na loo xam ne. yow mais professeur baal ma dooguma la de mais waa bayti xaaxaam yooyu ñoom ñoo gën a bëgg internet tey. waaw déet loolu tamit mooy problème bi. mais loolooy musiba ñoom sax ñooy def affaire yi yëpp waa bayti xaaxaam ñoo koy def. Chérif loolu tax musiba mooy loolu nga xam nga kañ la commencé. li Sénégal yi xamul du ñu def ni li ñuy wax nii. léegi la commencé. 1960 jigéen ñi du naan sol coquette di poudre talc bëgg a nuru Brigitte Bardot. est-ce que 1960 déjà. mais fekk na ni aussi am na yeneen modèle yu fi nekkoon duñ daan way njool mu ndawum tàkkusaan li ma jaral di amoon nañu une image mais ba ci kaw ma xalaambaay dégg li kii di wax kii xam nga fekk na cosaan mais donc ñun on avait une image de la beauté de l'esthétique lu rafet waaye booba déjà tubaab yi dugg nañ loolu moo ñu topp ba léegi mais moo ñu topp on a une crise d'identité maanaam nit ñi li ngeen di wax ni dafa doon lu yàgg luy dox ba yegg si fii te kenn jógu ci mais li tax ñu war ci jóg léegi nag mooy proportion yi nga xamante ni jël na ko parce que bu ñu demee ba jigéen ñi encore une fois ñu baal ma mais ci ñoom la ëppee di def chirurgie ba am ñu ciy génn àdduna parce que def na actualité bu yàggul loolu moo tax ñu def ci taxaw ab seetlu am na benn point mooy dimension religieuse bi est-ce que loolu tamit waaw nan lañ ci mën a jàngat li ngay wax nii bu fekkente ne nit ku dem la di yokkulu ab bindam ci yokk yooyu yi ñuy yokk yëpp yi ngay wax muy service yooyu loolu dafa xaram yokk ak wàññi yokk ak wàññi yëpp dafa xaram effectivement xam nga yenn saa sallam bi mu koy wax ci benn xadis bi da cee boole yu bari
te li mu tënkee baatu xadis bi mooy laana allahu yàlla rëbb na la wax xoolal yàlla mi nga xam ne moo ëpp yërmaande ñëpp ba boole ci turam yi ki dàq yërëme yonente bi yàlla ne ko dama laa yónni ndax yërmande muy tere benn mbir wax ne yàlla rëbb na ko koy def c'est-à-dire loolu kon lu garaaw la ci nekk feebar boo xamante ne feebaru nite la moo tax mu bañ ko lim ci jiitaloon da caa bokk ci yi ngay wax nii bokk na ci xadis bi mu wax xadis yu bari ñëw na ci ay riwaaya yu bari mais bi may wax nii nga xam ne moom la imam Bukhari indi mooy koo xamante ne day yett bëñam xam nga tey nit ñaa ngi dem dëkk sàngam soppi seen bëñ yëpp def ci yeneen i bëñ bu dee feebar moo tax nit ki dindi bëñam monte beneen bëñ aayut day faju mais ki dem di yett bëñam mu yett sàkkale yàlla wala xar ay bëñam wala def nangam mu ne loolu daf xaram ki nga xamante day ñaas bu fekkee xam nga ñaas voilà bu fekkee feebar la bu fekkee feebar moo tax nit ki def ko nga xam loolu dana am feebar comme nàmputal ñu génnee deret yu dee yi wala dara mais ki nga xam ne day ñaasu noonu moom mi ñaasu dafa xaram ci moom ki koy ñaas dafa xaram ci moom yëmut ci loolu moom yeneen saa sallam mu teg ci ne mel na ku ko tënk daan ne ki nga xam ne day soppi ni ko yàlla binde mu yóbbaale lépp moom la ma professeur donc mottali léegi bi ma waxee ne yokk mu ne ma yokk wala wàññi parce que am na koo xam ne ni ko yàlla binde dafa gis ne dafa rëy moom mu ne ni ma yàlla binde neexuma dama ko bëgg a wàññi yaa ngi tudd léegi li Alima wax ci biir reportage bi su fekkente ne feebar moo tax maanaam kii day fajo ñëw ñu gis ne lim am ci poids dafa bari mën a tuta dundeek loolu ñu wàññi poids am opéré ko dindi li ñuy dindi ci moom loolu araamut waaye bu fekkee dañ ñaan nañ dagg ci biir bi def ci pooj yi nañ dagg ci loxo yi def ci ween yi lan la ci jublu pour ñëw Sénégal mën a dangal mën a génn ci yëf yi wane ne nii laa toll ak léegi fi ñu ci àgg nga xam nit da koy def ba noppi osé taxaw ci télé bi ne maa ko def maa ngi nii loolu dama ne yëmut ci araam mais képp koo xamante ne nii société bu jub intéressé na la war ngaa jóg ngir karkaral loolu aspect diine bi moom dafa araam goo xam ne yàlla ci boppam yonent saa sallam ci boppam moo wax ne suñ borom rëbb na képp koo xam ne day def loolu kon loolu yaakaar naa leer na professeur du ma la laaj ci côté diine bi mais loo xamante ni la quand même ça touche la santé mentale mais c'est évident parce que nit su demee ba xeeb boppam neexatu ko maanaam yaramam yu mu dëkk da cee bëgg a génn ndax yaram dëkkuwaay la su fekkee ne da nga caa xat wala taaruwul ci yow nga ni léegi naa toxu ba day jafe ndax yaram moom da nga ci dëkk ci ngay dëkk mais li ko indi mooy société bi ci boppam moom defarul aw nitam ba ñu na xaw ma nuñ koy waxee oustaz ci bawal mën a fonk boppam mën a fonk boppam mais nga fonk sa bopp parce que gis nañ ni par exemple ñun am na loo xam ni suñu melokaan woo xam ne tubaab yaa ngi koy bëgg nañoo mel noonu ndax nit ñi daanañu tus ngalu daanañu def jamtuñ kooku kenn mënu ko fii dindi ndax mooy suñu aada dañ def jamtuñ dañ jamtuñ araam na de léegi usa wax ànduma ci ndax loolu déedéet non mu ànduma ci àndoo ci la jamtuñ moom ci loo àndul jamtuñ xam nga li ma bëgg a wax yow ngay wax culture wala diine ngay wax wala aada ngay wax ni man aada ji voilà kon léegi wax la aada bëgg a wax ni la ñun luy jox nit ab taar ci suñu aada danañ ko wut waaye nag du lépp a dagan du li joxe taar lépp a dagan luy joxe taar te dagan loolu yow yaa koy wéete waaye man xam naa ni société boo jël ci àdduna du tey de ma ngay seet loo xam ni da koy joxub taar loolu su ko gaañul su indiwul ci moom coppite goo xam ni mën a dëppook aw askanam man gisuma ci mais li nga wax nii bu valable kon li ñuy tere nii jërëtu tere déet bàyyi ku ko mën a def tagaañu woo suri yi mu tegu ci yoon kon li ngay wax nii taaru na rafet na am na ñu rafet lii lu ëpp la xëy na du yegg foofu kañ la ëpp c'est-à-dire bu xasee ba ubbi buntu bi kañ lay xam ne dafa ëpp wala ëpp déet dama ne wax lay suñu aada laa la wax de lay suñu aada ndax ñun ñoo jiitu ci suuf da ngeen koy xam ñii ngeen di gis ñu leen di toppandoo ñëpp ñun ñoo jiitu ci suuf te ñun ba ñu jiitoo ci suuf duñoo taaru nit duñ ko daan wut taar ba nag soo koy wut mën naa dana am coppite ci nit ki waaye coppite googu du yegg fii man mënuma wax ni weddi yàlla la wala dara nit ki dana soppi li may wax soppi maanaam dana indi ci kanamam ak wu yaramam loo xam ni day tax mu taar loola defe naa ni suñ fa yemoon kenn waxatu ko ndax daawul gaañ nit n'est-ce pas oui mais kon da nga bëgg a wax ni kon xeesal nit mën na ko def
déedéet ñu daawuñu xeesal de. sëñ bi xeesal moom soppi ne la yàlla bindal kooku mu kenn daawuñu ko def daa nga jël daa nga jël yoos yokk sa karaw yoos xaw ma xam ngeen yoos mooy xam ngeen yoos yokk moom la fi mees remplacé rek ma ne moom la mees remplacé mais te waaye nag bokkul ak mees ndax kooku ci garab nga ko daan jële c'est végétal donc ci garab nga ko daan jële yokk sab taar daa nga jël tusngal def ci sa kanam daa nga jëm def ñamu tuñ nga jël fuddal def say loxo ak def say fuddal def say loxo mais kooku la ci nit di daan wut mooy ab taaru mais xam nga te taar ba fu mu ko jëmale ci mi ngi ko jëmale ci waa aw askanam di ko gis foofu la ca yem waaw li may ragal ci li ngay wax nii ci bàyyi mu jàll loolu mooy waaw jamono yooyu loolu moo amoon waaw niñ doon soloo ñun ñii ñooña doon soloo ñun ñëpp ñun ñii solootuñ noonu léegi kon ñëw nañ ci beneen jamono boo xam ne modernisation ñëw na mondialisation ñëw adduna bi yëpp nekk benn pénc léegi ñoom liñ doon def nga xamante ne ñun dañ doon sol ay faari mbaam sol caaya ngaddu yat di dox ci biir dëkk bi ak moom nga xam ne xale bu góor li muy njëkk a def mooy fexe damay tul parce que jàpp na ne à chaque fois mën nañoo génnee paaka jamma yu demee noonu yooyu yëpp nga xam ne dañ koo bàyyi parce que dañoo ñëw ci temps boo xam ne temps wu dafa moderne léegi bu fekkee dañoo ëndaale loola lañ daan def muy li nga wax léegi lañ daan def ci bopp yi tey ñu indi ko daal di koy moderniser def ko mu nekk mees ak greffage liñ doon jéem a def ci seen yaram yi tey ñu indi ko moderniser ko mu nekk xeesal liñ doon indi tey di jéem a takk seen biir ba mu tuuti ñu def ko tey mu nekk cerise bi nga xam ne moom la ñuy def bu ma ubbee buntu boobu mu jàll jàpp ne loolu noonu la jaadoo kon tam li day daal di dugg ci oustaz ànduma ci lu oustaz wax bismillah ndax li ma bëgg a wax mooy am na ci loo xam ni cosaan loo xam ni moo ñu wutaleeg ñi ci des moo ñu joxub taar ndax soo xoolee àdduna li ci li ci dàq ci àdduna ci aw nit ci nit ñu ñuul ñi la est-ce que xam ngeen loolu waaw loolu la ñu ñuul ñi di wax déedéet du lu ñuy wax demal nga ubbi ba àddina sosoo ba tey ko am ab taxawaay am daraja foo tollu seen ko ay cëram mat xool ko mais fi fan la jógee ci nit ku ñuul moo ci jiitu kii professeur fi ngay tuddee cër yu mat am na koo xam ne cër yu ëpp la ko tuddee am na ko dafa jàpp ne yow da bu boobaa ñun dañoo njool ba mu ëpp dañoo gudd ba mu ëpp ñoom ñooy yam ñoom ñooy taay bu normal oustaz ba àddina soosoo ba tey ñi ci des sopp nañ ñu sopp goo xam ni ragal nañ ñu ragal goo xam ni ci noonu ci daraja jooju ñu mel ba loolu tax ba ñuy seet lu leen di jëme kanam boobu lañ ñu def jàmm ndax ñoo leen ëpp daraja oui oustaz professeur gis na waxtaan bi am na ci point yoo xamante ne da ngeen ci waroo mais loolu mooy njëriñu waxtaan bi ngir ñu mën ci génnee xam-xam beneen point bi bu ma ci bëggoon yokk mooy responsabilité góor ñi parce que bu xëy na jigéen ñi di demee di yegg ci chirurgie pour se faire belle am nañu taxawaaye xëy na peut-être am na góor ñi nun leen di xoolee loolu ban jàngat nga ci def. mais xam nga góor ñi ci jigéen ñi lañ jóge góor ñi ci jigéen ñi lañ jóge kenn mënu ci dara mais société bi société jigéen la ndax ñun ay africain lañu du ñuy naar du ñuy tubaab. il faut que góor ñi ñu xam ni waaw yow ki nga takk mu doon waxambaane mu doon njagamaar. oui ngeen di dem mais il faut que mu soppeeku. y a un problème aussi góor ñi seen problème mooy waaw bi ma ko takkee nii la toll léegi nii la toll léegi nii la toll il faut que góor ñi xam ni aussi ñu yar leen ci ni yow ka ngay takk mu doonum njagamaar dana fi jur doom dana dem ba toll ci juróom fukki at yu mu mën a toll day am coppite waaye yow lañ la ëmbaloon ca ba muy doon njagamaar mais mënta wéy donc c'est là où góor ñi di indi problème yu bari yow da ngaa changé da ngaa changé ma du tax du changé yow sax da ngaa changé yow ku góor ki da ngaa changé mais donc foofu la ñu gën a amee responsabilité c'est regard bi ñuy def ci jigéen ñi ba ma la takkee yow meloo nii meloo voilà loolu moom war nañ ko wax góor ñi yar leen ci ni ki nga takk mu doonum njagamaar ëllëg dana doon ndey dana am fanweeri at dana am ñeent fukki at dana am ba juróom fukki at te fu mu ci toll rek taaru na fu mu ci toll rek taar baa nga fa kooku il faut que ñu yare leen oustaz responsabilité góor ñi waaw góor ñi jàpp naa ne am nañ ci responsabilité
ni nga xamante ni jigéen ñi am nañ ko ci kon dañ koo séq dañ koo partagé ndax bari na loo xam ne muy góor muy jigéen ku ko ciy def sa moroom a tax jigéen ñu bari léegi dañuy jàpp ne pour ñu attirer attention góor ñi moo leen di yóbbee ci ñu sol yenn yi am na koo xam ne te li muy sol mën naa am kontaanu ci parce que boo ko gisee muy dox nga xam ne nekku ci à l'aise waaye pour moom ci loolu la ko société bi donc di apprécier moo tax day sawar ci sol ko xam nga sol tubéy joo xam ne yow ni la yàlla bindee xam nga ne jàpp la bi ngay dox sawaroo ci dox gi waaye comme loolu dafa xew da nga koy sol parce que ñëpp a koy xew léegi li may faral di wax foofu damay wax ne daf ci am loo xamante ne ñun ñoo du déggoo ci lan mooy rafet la ñu waxagul ba léegi définiral ko nit ñi ne lan mooy lu rafet xam nga boo demee ci ginnaaw tuuti dañ daan wax ne jigéen ñun liñ daan taggee Sénégal mooy kii diriyanke la waaw yii diriyanke la de diriyanke bu ne faaj lañ daan wax nga xam ne daan na yóbbu jigéen muy jënd fonde guddi di ko naan daan na ko jëlal muy ruy di ko naan buy toog di lekk sax day wëngalu ndax bëgg naar di mbellax voilà di mbellax ndax lan dafa bëgg a nekk jigéen ju rëy parce que jàpp na ne rëyaay bi ci lañ koy waxee ne ko sa kër gi neex na bu tuutee rëyut ku ko gis ne ko yow lu la dal xanaa sa sëy bi neexut ñu dem ba mu yàgg modd tàmbalee ñëw bi modd ñëwee ñuy def li nga xam ne moom la ñuy tuddee tey ay tànn miis bu ñuy tànn miis boo seetloo miis yi doo ci gis jigéen ju rëy rëy day doon koo xamante ni nii taay bu yam lay doon ku sew lay doon ku nangam lay doon léegi ñoom liñ bëgg a woon àdduna ak société bi mooy ne ñu lii mooy rafet parce que ñun critères yi la ñuy dajale kum daje ci yow léegi kooku rafet na kum dajewut ci yow kooku rafetut jigéen di yittewoo léegi sew bu ko defee naan man donc mannequin laa man taay fin laa xale bu jigéen bi ne daan ne fowukaay laa war a oyof kii ne nangam ma ne léegi gannaaw lii lépp ku ne mën na koo rafetal duñ toog waxtaane ñun lan mooy rafet léegi waaw mais oustaz dogguma la yàlla bu la yàlla dog xam nga kooku aussi ab évolution la def naa réewu taax yi ak modernisme bi moo indi affaire diriyanke yi. mais li nga xam ne yaa ngi wax réewu taax mais ñun kaw yi ñoo koy def. déedéet ñun kaw yi ñoo ñëw ci taax yi ñun di labee ñun yow yi nga fiy gis yëpp ñu koy def nii ñi ci ëpp maa ngi ñoom a yem mais ñun ñëpp orel bee ñu indi Dakar fii léegi la oustaz xam nga léegi la ca cosaan la mais kenn musta bëgg ku rëy ndax soo rëyee doo liggéey te jigéen ñi duñ daan liggéey bu bari boo xam ni àndul ak rëy ñi toog seen lépp doy ñuy lekk gu bon geek yooyu ba pare di gis feneen ñoom ñooy wax rëy mais ci suñu aada ñun nit ku rëy mais loolu ci àll bi mënu def dara professeur li may bañ ñu jiiñ ko ñi ci taax yi man waroon naa cee mën a bokk parce que kon dinaa sowe man ak samay mbokk yi ànd ñëw ci taax yi mais man li ma seetlu mooy ñun ñoo ëpp problème que ñoom te muy dëgg ñu bari ci taax yi jigéen ñi bari na ci ñoo xam ne bi ñu waree jàng dem nañ jàngi ñenn ñi tal nañ leneen sax lu dut yenn sañse yu metti yeeg yenn détails yi ci seen yaram parce que am nañ ay occupation ci seen àdduna ak lu ñu teg ci seen i projet yoo xam ne yitteel na leen ba toll noonu mais jigéen ji nga xam ne moom dafa am jot ba noppi te amut dara lu mu war a wone lu mu yëngu c'est-à-dire amut xam-xam bu mu mën a wax amut compétence yu mu mën a wone moom jàpp na ne àdduna benn jumtukaay la am mooy yaramam wi kon yaram wi lay wone yaram wi loolu mooy tax muy dem ba ci yenn dérive yi léegi yaram wi lay mujj mu ko yóbbu ci dérive yi muy dugg yëpp parce que moom yaramam rek mooy jumtukaay bu mu mën a jëfandikoo mais oustaz tontu woo ci laaj bi góor ñi lan góor ñi voilà góor ñi moom responsabilité parce que comme ni ko professeur waxee da ngay nekk kenn mu jékki-jékki di commencer changer nga naan ko non yow léegi da ngaa changer ba pare yow nga dem takk beneen ñaari. waaw xam nga kooku li mu bëgg-bëggam lay wax moom itam. c'est-à-dire dinaa ci wax sax tuuti. waaye jigéen ñi laay dellu si waat parce que góor man lay wax ne. accable jigéen ñi rek dinaa ci boole góor ñi mais góor xam nga jigéen ju am personnalité. bëgg-bëgg jigéen ju am personnalité. ak taxawaay ci boppam. góor gu lay wax ne nii nga war a mel wala wërta mel nii wala lii moo la war a mel nii du la yóbbu ci ngay jéem a soppi ni nga mel tey ki nga xamante ne dafa jàpp ne dafa gàtt bañ koy xase ci gàttaayam bi am na koo xamante ni kooku rek la nopp ba mu teekoo nelaw gis nga ni la waa ji bañ a nobee ndax sa gàttaay bi noonu la amee koo xamante ne nii noonu la nobee ndax sa gàttaay bi moom bay dagg di wadd am koo xamante ni yow ni nga amee yaram ba waa ji bañ la ci am yaram gi kooku noonu la bëgg jigéen ju am yaram bay bëgg a dee problème bi mooy lan moo tax yow nga bëgg a jàpp ne da ngaa war a topp bëgg-bëggu nit ñi ba fàtte yow ni nga mel ba yow melal ni nga mel ki lay bëgg la ci loolu parce que même góor gi wax naan jigéen ji mënoon naa tourné wax ko ne ko yow itam nangam professeur wax na ko léegi ñaar ñu ànd ci lenn buñ demee tuuti dana am lu soppeeku gis nga li gën a doy waar mooy di bëgg li ñuy tudde ñun wàllu bëggante yi di ko teg ci bind parce que bind day soppeeku amul benn bind buñ garantie day continuer mel nii ñun ñi donc niñ meloon ñetti at ci ginnaaw buñ xoolee suñ photo yi da nga gis ne léeg-léeg day am ay changement yoo xam ne mi ngi am ci bindu nit ki benn question oustaz parce que yow gis naa la ngay joué ci série yi impact série yi tamit
lan lañ ci mën a wax. waaw bokk na ci parce que yéenay wane tamit yenn jigéen ñi. tax ñi nga xamante ne ñii non série yi moom professeur. série yi def na ci lu bari moom laa doon tudd léegi wax ne clip yi waaye ak série yi parce que bu fekkente ne itam ki ñu jël comme acteur principal. actrice. maanaam jigéen lay doon goo xamante ne nangam ak nangam bindam lii la. waaw maanaam mooy ëpp maanaam ay toogukaayam. ki noom tuddati na ko. ab dëndam ay bàjjanam defar na ko. léegi bu fekkente ne kooku toujours moom la ñuy teg ci kanam. ki melut noonu day jàpp ne noonu la war a mel. xam nga professeur wax na ko ay yoon. mooy suñu cosaan mooy modèle. wutal nit ñi repère day nekk seen kanam. bu fekkente ne xale yi série yi la ñuy seetaan. te tey jii li nit mën a jàllale message ci série ci Sénégal amut ci beneen plateforme bu ñu ko mën a jàllale. loolu dëgg la du émission. du jàkka du xutba du yooyu yëpp parce que man yooyu yëpp def naa ko. dëgg la su fekkee émission rajo def naa ko ay ati at. bu dee jàkka xutba naa bu dee conférence yaa ngi waare boobule kenn maa ngi waare mais 30 secondes yi may def ci benn série jàllale benn message dinaa dajeeg nit ci mbedd mi mu ne ma gis naa la ci série sàngam wax nga nangam nit dana la ci woo wax la ne la nangam ak nangam kon loolu am na njariñ yu ci nekk mais noonu nag li ma bëgg a wax foofu ma daaneel mooy noonu la nekkee benn delluwaayu askan wi ba nga xam ne kiñ ciy won liñ ko won bu yàggee day bëgg a mel noonu parce que day jàpp ne kooku mooy modèle bi kooku moo nekk ci kaw xam nga ñun ba léegi mënaguñoo séparer acteur bi ak personnage dëggantaan bi waaw acteur bi li ñu ko jàppee mooy li muy joué dañ koy jël collé ko ak moom mu continuer buñ ci débattre waxtaan ceeg moom noonu lay continuer te loolu li njariñ yi toll bu boobaa day yàq yu toll noonu. dëgg la tatouage tamit mën nañ ko boole tamit ci yokk yi. tatouage yi ci yu xaraam la bokk. rëdd sa yaram dessin ko maanaam wat sa yéen. wat sa yéen ci xadis bi ma waxoon léegi la bokk wala mutanamisaat moo yóbbaale tatouage yi moo yóbbaale yëpp tatouage moom yëmut ci bon waaye day yóbbaale nit sax ci ñàkk fayda parce que tey kooku fi muy bind ka koy bindal ak lam cay bind ak yam cay wone yooyu yëpp day mujj yàgg day génn ci cadre bàyyi maa la waaye nitee tut ba noppi day dàq li nga xam ne mooy personnalité jigéen man damay faral wax jigéen ñoo ay féministe nii nga xam ne boo waxee lu jëm ci jigéen tuuti ñun la da ngaa nangam jigéen damaa nangam jigéen dama doon ñaan man yooyu bokk ci seen ay combat maanaam di def ñoom ay waxtaan yoo xamante ne dañuy gëmloo jigéen ñi ñu gëm seen bopp valoriser seen bopp ba nga xamante ne duñ am comportement yoo xamante ne nii day mujj yàgg obse ngay doon te fekk yaa koy def sa bopp ba noppi jàpp ne góor ñee la ko def te yow yaa présenté woo noonu mooy femme objet bi Coumba Gawlo doon way professeur l'impact des séries ci imaginaire populaire bi lan mais xam nga série li may wax yow saw nit na nga bëgg ñu mel loola nga leen a war a wan adduna bi li ustaas yi wax ne adduna bi dafa tasaaroo mën naa tasaaroo ba pare yow saw askan nga fexe defar leen tàggat seeni cër namat seenum xel ba ñu mel nenn li ba adduna bañ leen yóbbaale yow mën nga defar série yoo xam ni li xam ni mooy darajaal sa culture moo ci gën a rafet nga wane ko man d'accord ma ni adduna bi dafa tasaaroo donc léegi nii déedéet dama ni mais kan ma wax loolu kan ma wax adduna bi xaw ma ku ko wax de waaye mel na ni boo ci d'accord jékki-jékki rek ñàkkee d'accord mais xam nga mën nañ cee ñàkk waxuma adduna bi dafa tasaaroo de dama bëgg wax ni adduna bi yëpp kay mel ni penc la léegi waaye non mel ni penc moomu de yóbbu fa sa bopp yóbbu fa la nga am yóbbu fa la nga am la lay darajaal nga wane ko waaye su fekkee ne yow mangala ngay xool xaw ma wala film arabe bi wala leneen ñoom ngay xool te fekk ni yow man li may wax fekk ni yow ñoom ci yow sax lañ cosaanoo ba àdduna sooso yow yaa leen jiitu ci suuf yow la nga am muy sa daraja am sa capital yow tim nga yóbbu ko fa nammate ko saw nit defare ko saw nit man loolu laay wax donc série bi ci boppam li nit kiy sol li nit koy sol na muy soloo li nekk ci yaramam mais loolu war ngaa mën a jël ci sa aada nga def ko ci ndax nit ñi seen aada rek la ñuy jaay donc yow su fekkee ni yaafus nga ba jëggaani nee naa ku jëggaani rek ngay def mais da nga dëkk ci rafle mais li ngay wax ni yëpp société bu feebar la xam nga yaa ngi wax série yi ci loolu tey série boo fi produire woon te defoo lu mel ne lii askan wi di dund nga jàpp ne da nga ciy jàngale lu am njariñ ngay war a indi day mel ne defaloo ko sénégalais yi waxtaanu série yi dinañ ci indi day mel ne defaloo ko sénégalais yi oustaz am na noo koy defee est-ce que xam nga loo gis xam nga une société ça se manipule aussi quelque part. xamuñu dañoo feebar ba pare ragal a faju dañuy am fii góom bëgg ñu ñuy faj fii góom bi nanguwuñ ko ci sotti alcool
yii ñuy wane nit ñëpp di dar seen gimiñ ak a jàpp seen bopp yi loolu moo am ci penc mi loolu moo fi nekk léegi problème bi mooy nañ ko wane ba pare ñu nangu ne moo fi nekk ñu àndandoo ñun bu dee dañoo bëgg loolu soppeeku ñu wuti ay solution pour saafara loolu déedéet nag ci biir série yi nit mën naa xalaat am lu mu valoriser li tubaab di wax lu mu valoriser série pour série rek jërëjëf y a problème jërëjëf d'accord jërëjëf professeur Serigne Mor Mbaye ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf itam oustaz Mbacké Sylla waxtaanu série yi gis naa ni c'est passionnant et que c'est un thème à part boo xamante ni dinañ leen ci defal ay émission yu am solo ñu ngi leen di jaajëfal ci waxtaan bi ngeen ànd ak ñun professeur jërëjëf Sylla Mbaye da nga naa ma jërëjëf jërëjëf Sylla moo fi indi gerte gi jërëjëf Mbaye jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen plateforme Evenprod restez avec nous le meilleur est à venir